bonsoir salaamaaleykum mbokk jërë di merci beaucoup de nous suivre sur la télévision Futur Média comme ni ñu koy defee mardi bu nekk nag dañu leen di jox rendez-vous spécial boo xamante ni c'est à partir de 21h30 fas yéene leen bëggal ci seen émission l'Oeil du Tigre waaye tey du fas yéene ma ko defee ki nga xamante ni moom mooy moo consultant ès-qualité muy tonton Tafa dama fas yéene ànd ak sama championne dama fas yéene ànd ak koo xamante ni mag la fii ci sama biir kër gi koo xamante ni ku baax ci man sës ci man rek nag te musuma rek muy Mado Diaw Mado comment vas-tu? maa ngi kontaan fekk si la waaye xam naa ne rek ku ànd ak yow sañu laa rek ndax mbaax bi nekk ci yow rek moom moo tax nga sañ a ànd ak ku ne kon nag Fama kontaan nag bunge la tey ci li nga xamante ne moom moo di l'Oeil du Tigre. alors Mado ni ñuy defee l'Oeil du Tigre day spécial chaque semaine macha allah dañuy jël kenn koo xamante ni référence suñu réew. kenn koo xamante ni ndaanaan la kenn koo xamante ni ñëpp ko def royukaay. alors ki ñu jël nag tey c'est une dame de fer. waaw tey soxna la ñu jël tey une madame la ñu jël fas yéene koo waxal lu baax fii ci plateau bi ndax jëfe na ko alors ki nga xamante ni moom lañ tànn tey Kaolack la juddoo. di Saalum Saalum pure souche. di Saalum Saalum bu mag. di ko xamante ni jàngee na li nga xamante ni moom mooy économie en France. effectivement yamu ca doxantu na ba États-Unis daal fay amee doctorat am. yamu ci bo liggéey na fi nga xamante ni moom mooy Sotrac. liggéey na fi nga xamante ni moom mooy ASBEF. liggéey na fi nga xamante ni moom mooy Nations Unies. dem nekkoon na fa ay temps aussi da doon doxantu ci sous-région yi aussi dem na Burkina Faso jàll na daal dem na Côte d'Ivoire jàll na fu ne doxantu na fa. fu ne bàyyi na fa trace. kooku mooy kan Mado. waaw ki na nga wax nekk Fama xanaa dama la ci doole rek lenn loo xamante ne il faut nit yi xam ko ndax nekk na nag benn femme politique boo xamante ne. femme politique sénégalaise waaye doon na nag li nga xamante ni moom moo di militante nag pour les droits de l'homme comme ni ñu koy waxee. doonoon fonctionnaire fee ci ONU waaye li ci gën a neex nag elle a été fi nga xamante ne moo di suñu réew nekkoon fi nekk ministre de la justice. de 2012 à 2013. tëjee nekk ak li nga xamante ne moom moo di première ministre. de 2013 à 2014. macha allah bàkkam nag ku ko dégg sa xel dem ci Kouthia. ba tax na tey Fama ki nga ñu indil du kenn ku dul Mimi Touré. kooku mooy Aminata Touré donc grande joie lañ ciy àndal un immense plaisir lañ ciy àndal tey di ko invité ci li nga xamante ni moom mooy l'Oeil du Tigre alors dañuy daal di doxantu léegi àndoon ceeg tonton Mbaye Fall moom moo defoon interview bi ak moom ñu seetaan jàkkaarloo ak Adjaratou Mimi Touré dellusiwaat léegi ci plateau bi. jërëjëf Tafa Gueye jërëjëf Soxna Fama Thioune jërëjëf Mbaye Fall. soxna si dama doon rek pour nga présenté wu si kanamu téléspectateur yëpp. ñu ngi ma duppee Aminata Touré moom la nu ma ngénte waaye ñu duppee ma Mimi ba gone yu bëri sax defe na xëy na seeni morom lay doon ndax tur bu yomb la maa ngi juddoo fii ci Ndakaaru ci 1962. maa ngi dale école nag Kaolack ndax fa laa cosaano ci ndey ak ci baay kër Aline Sow ca Kasnack ak kër Madiou Touré ca Léona waaye amit mbokk ca Gossas ndax sama maam dafa ñëwoon dallu si Gossas donc Saalum Saalum la waaye nag Ndakaaru laa màggee ndax dama àndoon nag aussi sama papa doon docteur defi école primaire daanaka Tambacounda ma màggee Sicap defee suma étude secondaire fii ci lycée Van Vollenhoven ba noppi nag dam jàngee ji France fa laa jàngee économie dal di tàmbali liggéey après nag laa def suma doctorat ca États-Unis liggéey ak Sotrac maa ngi nuyu suma mbokk Sotrac gi moo jur Dakar Dem Dikk tey liggéey aussi ca ASBEF ñoom it maa ngi leen di nuyu ñu ngi fii ci front de terre jóge fa nag bàyyee ko fa nag dem Nations Unies ci bànqaas bu ñu naan FUNIAP dem ca Burkina Faso liggéey fa liggéey Côte d'Ivoire dellu su fi ab diir bu gàtt dal di dem États-Unis nag xaw faa yàggale am fa lu tolloog fukki at bi président Macky Sall nag jógee di wut réew mi ñu ñëw jàppale si ko yàlla may ko ci ndam ñu dal di ñibbisin. soxna si ndax mën nañu xam ni yow amatrice nga. waaw Sénégal pour nga gis fi ku dul amateuru làmb bariwul de ndax dafa di sunu sportu cosaan dañu ci war a am fierté bu mag ndax bariwul ci Afrique dëkk yoo xam ne am nañ lu naan seen sport national ñi dañuy bëgg yeneen sport yi waaye bi nga xam ne bi fii la juddoo mu doon sunu bos mooy làmb donc dañu ci am toujours mbégte
amateur lañu te dañu jàpp ne làmb dafa am sport waaye dafa am aussi culture ñu ngi fàttaliku bàkk yi ak sër yi ak way yi ak aussi soxna yi les grandes cantatrices ñu ci bëri ci làmb nag lan doon wane lañu mën waaw mën naa jàpp ne amatrice la dama koy seetaan waaye du ma yem rek ci sport bi mu commencé ba muy jeex. kon mën nañu xam ban combat de lutte moo la gën a impressionné. su ma jógee ci samay jamono ba may gën a nekk ndaw ñun ñoom Double Less ñoo doon champion yi ak ñoom Mbaye Guèye ba ci Tafa Guèye ba ci ñoom Tyson am na ci yu bari yoo xam ne yi daal ñu ngi koy fàttaliku ba ñuy gën a nekk ndaw sax ñoom Maam Gorgui Ndiaye booba ñoom it ba tey ñu ngi doon bàkk di ñëw di seen sérieux mu doonoon daal loo xam ne lii dafa ñu marqué comme gone. En tant que ancienne première ministre du Sénégal noo gisee làmb ji tey. làmb avancé na lu bare gis nañu ne xale yu bare dañu sawar ci làmb ñu war a aussi jàppale leen ba ñu sport bu xale bëgg rek ñu war ko ci defal ay facilité ñu ngi gouvernement baa ngi waaj a tabax arène nationale bu mag kooku aussi defe naa ne jéego bu baax la mais surtout dañu war a fexe rek ba sport bi bañ a yàq leneen xale yi nga xam ne làmb daf leen intéressé te ñu nekk élève ñu jàppale leen ñu continuer nekk de bons élèves di mën a doon élèves yuy réussir waaye bu mën a aussi pratiquer làmb parce que làmb dañ ko jox étiquette bu mu amul làmb sport la ni ngay defee football ni ngay defee basket noonu nga mën a defee làmb ba noppi di continuer sa jàng man mi sportif laa woon ca ba may gën a nekk ndaw soo ma doon laaj nu ma gisee làmb ji mooy côté traditionnel bi am na solo ñu denc ko ndax da ngeen di gis bu grand combat amee touristes yi dañuy ñëw ñoom booy seet la leen ci gën a intéressé mooy lay xew avant làmb ji donc ñoom bu ñu ñëwee aussi dinañ contribuer ci ni ñuy gën a dégge làmbu Sénégal donc bàkk yi ak yu mel noonu am na solo concours way yi yooyu yëpp dafa war a bokk ci li nga xam ne CNG aussi war na ci gëstu bu ko defee côté culturel bi tamit ñu boole kook moom ndax def naa mooy seul sport bi nga xam ne culture ak pratique bi mën na noo ànd bu ko defee daal mu doon aussi attraction pour sunu dëkk parce que sunu sport bi aussi mën nañoo indil ay touristes supplémentaires parce que day bokk aussi ci spécialité Sénégal donc kooku lu am solo la. soxna si mën nañu xam yan xeetu sport nga jot a def ci sa àdduna. def naa athlétisme ci lañ ma gënoon a xamee 100 mètres 200 mètres nekkoon naa championne UASU def naa aussi handball fii ci lycée bi def naa aussi judo donc def naa sport yu bëri waaye terewul woon aussi ma continuer sama jàng donc xale yi nga xam ne aussi làmb intéressé na leen war nañu mën a continuer di def làmb waaye ñu continuer aussi di jàng wala di def seen apprenti bu fekkee apprenti lañu kooku moom vraiment doon na baax ñu mën cee am aussi sport étude parce que sport la rek pour que aussi mu bañ a maanaam yàq jàngu xale yi ñi nga xam ne nag dañ cee bëgg a nekk ay professionnels ñoom it ñu mën a am aussi ay entraîneurs de qualité parce que sport bu yeggee ba certain niveau laaj na ñu xool nutrition maanaam li ngay lekk sa hygiène de vie maanaam ni ngay dundee dafa am lu sa yaram di laaj ci noppalu ak yu mel noonu donc day am yeneen métiers yoo xam ne dañuy dal di ñëw ci sport bi ni ma ko waxee nutrition ndax làmb dafa laaj aussi coono donc li ngay lekk aussi war nañ ko spécialiste moo la ko war a xelal wax nañu affaire infrastructure yi foog aussi fa ngay entraîner doon foo xam ne fii aussi du gaañ sa ay muscle wala say articulation ak yu mel noonu yooyu yëpp disons dafa bokk ci li ñu naan modernisation làmb traditionnel nag ba tey day am waaye du tere aussi moom it mu moderniser wu. noo gisee jigéen ñiy bëri. cosaan la aussi ci Sénégal boo demee Casamance cosaan la fa jigéen ñoo xam ne dañuy bëri ci cosaan bi la bokk waaw jamono day évoluer pourquoi pas bu fekkee ne am na ay amateur war naa mën a am amateur jigéen a ngay basket bu fekkee am na ñoo xam ne ñi dañ ci bëgg a yëngu aussi
man je pense que c'est une bonne chose surtout que ñun soo demee ni ma ko waxee Casamance aada la fa jigéen dana fa bëri kooku warul am problème dañ leen war a yombalal mbir mi. lan mooy sa xalaat ci violence bi ci arène bi. waaw kooku nag aussi ci liy yàq làmb ci la bokk ndax at yi passé da nga daan gis buñ nee match làmb sax ku ne man de damay teel a ñibbi bëgguma génn ndax da ngay xalaat ne bu làmb ja tase rek maanaam ay ñaawtee fa ciy topp kooku dafay yàq turu làmb day tax ka bëggoon a seetaan si du ñëw te dañu amateurs yi dañu war a fàttali ne ñii ñëw di fay seen billet ñooy dugal xaalis ci làmb donc boo bëggee làmb avancé da nga leen di créer condition sécurité ba nit ñi mën a ñëw ak seen i doom seen i xale pour que vraiment violence boobu jóge fa kon loolu lu jara bàyyi xel la waaye foog ñu waxtaan ak fans yi ñi topp mbër yi sensibiliser leen xam ne bon ñun ñëpp ñoo bokk sport ñooy war a bokk sport bi bokk sunu koñ yi sunu quartier yi waaw mën ngaa dëkk fii faral bi mbër dëkk fële kële te bu nu paree làmb ji bu ñu toggee ñaari fan ba ñetti fan fàtte nañu ko donc loolu jarul am benn ñaawteef. lan la ñu mën a jàng ci diggante Ama Baldé Malick Niang. foog toujours ñaari mbër yi ñuy joxe aussi sax coupe mbër bi gën a fair play maanaam mbër bi nga xam ne ñu koy wotelu naan kii daal mooy ki gën a sportif maanaam ki gën a nangu vraiment victoire na muy nangoo défaite kooku day encourager aussi mbër yi bu ko defee mu encourager aussi supporters yi donc loolu geste bu am solo la toujours rek exemple ki nga xam ne moom la ñu jiital moom na koy wane maanaam champion yi ñoom bu ñu defaree seen doxalin rek fans yi dinañ ci topp donc ça c'est vraiment geste bu ma rafetlu lan mooy sa xalaat bu mujjee booy jagleel amateurs yi ak téléspectateurs yi. non wax leen ne sport bu rafet la mooy sunu sport numéro 1 mooy sunu cosaan nit ki nag la nga am da nga ko war a fonk bu baax a baax parce que mooy sa identité bu ne làmb Sénégal ambassadeurs yi nekk Sénégal yëpp xam nañu ne fii rek la ñu am sport bu mel ni nu koy defee kon nañ ko sàmm bu baax violence bañ ko yàq dopage bañ ko yàq bu ko defee vraiment mu doon sport boo xam ne sunu sëtaat yi ba tey dañu koy continuer di nekk ay supporters ak ay fans ñu indiwaat aussi culture bi bu ko defee soxna yi aussi ñu ci bëri bu ñuy dem làmb ji dina leen intéressé waaye bàkk yi aussi dina leen intéressé woy yi mu doon aussi sport boo xam ne da nga ca mën a dem ak sa famille ànd ak say doom xam ne boo fa demee daal macha allah di nga fa bëgg bu sa mbër daanee nga kontaan bu daanut it nga xam ne moom la yàlla dogal waaye aussi amoon nga fa mbégte ba nga fa ñëwee. kooku nag mooy Adjaratou Mimi Touré moom lañ fas yéene àndal tey durant toute cette émission mu fas yéene ñoo wax xam-xamam ni mu màccee ci lutte. effectivement Fama comme ni nga ko waxee rek une femme de valeur et de vertu ba tax na kooku nag moom boo xamante ne dañ koy wane saa su ne rek mbokku téléspectateurs yi bu leen zappé ndax li leen Fama indil tey gëm naa ni doo leen ko mus a foog ci ki nga xamante ne moom moo di Mimi Touré. yow xalaatoon nga ni moom doon na def judo. ay na ci athlétisme bi. waaw au fait nag léegi fi mu ne nii ni moo waxee sax da koy gën a dëggal ndax ci morphologie am ci morphologie wam tubaab dafa ànd ak charisme. effectivement am na charisme elle est grande elle est élégante ba pare nag elle représente la grâce te képp koo xamante ne da ngay def athlétisme vertu yooyu day nekk ci yow Fama. day nekk ci yow alors léegi ñu fas yéene jàll ci suñu jëli bi nag ñaar yi nga xamante ni ñoo nar a daje muy Tubaabu Joor ak ki nga xamante ni moom mooy Ibou Ndafa tonton Tafa instant bi mu ngi nekk France c'est la cool douce waaye mu ngi fi aussi ci dafa xalaat ñi nga xamante ni ñoo koy seetaan saa su nekk bëgg jëli bi ci seen i biir xol. moo tax mu defal leen jëli yu dul jeex daal leen ko fi bàyyil ndax ngeen mën di ko enjoy ci l'Oeil du Tigre en attendant que muy revenir sur le plateau. ñu daal leen di may jël bi daal di jël si waat. waaw sëñ Tafa Gueye kon yaa ñuy may benn jël. Tubaabu Joor Baye Naar Touré ak Ibou Ndafa seen wàllu ndeyjoor ngemboo ngemb lu xonq li Tubaabu Joor seen wàllu càmmoñ ngemboo ngemb lu ñuul li ba pare takk fas bi ci bopp bi avancement ñu dem Tubaabu Joor dox ci kawam Ibou Ndafa taxaw serré il ne bouge pas Ibou Ndafa ñu leetoo ñoom ñaar leetoo bu bar Tubaabu Joor très en forme
boobu mu ngi ci olympique bi ah il a été encadré par le grand entraîneur Yade tubaab yor sànni direct di gauche daal di préparé nag li ñu naan laaw droite ah vamos Yade donc gis ñoom ñaar tubaab yor nag Mao c'est un grand bagarreur un très grand bagarreur ñëpp dañu ko xamal que tubaab yor bàyyil dóor tubaab yor borom dóor mu daanu Ibou dafa taxaw di weccoonte ak moom kurpañ nag ñoom ñaar ku ne dóor sa morom vamos Mao ñu dem tubaab yor dóor Ibou dafa jël ko xoolal nag léegi nag Mao fi nga xamante ne moom la Ibou dafa àgg tubaabu joor daf ko àgg carrément bu sës tubaabu joor yëkkati tànk ba war a pédale wàcc par force xool tubaabu joor ni mu sëgg ci kawam mais il est conscient tubaabu joor mi ngi taxaw titewul dikkewul il était très confiant ci combat bi amul benn sikki saaka bu def nii ndax gëm na boppam wóol na boppam ne Ibou dafa fu ko mënta àgg dem du ko daan vamos Mao ñu dem mu rëcc carrément armoire kurpañ Ibou dafa ñëw waaw léegi la ceinture tubaab joor nag nekkee équipe nationale de lutte l'entraîneur Ibrahima Yade kii ñuy wooyee Papa Yade daf ko jàngal la ceinture dans la ceinture un lutteur bu fekkee da nga am taxawaay njool boo xasee am ceinture ci mbir moo sut rek lu ko fay jël dafay xaw a jafe tubaab joor ñu xool na kon le reste de sa carrière pratiquement bi nekkee équipe nationale ba ni mu fay jógee comme ci ceinture yi perte nga sa combat mu ceinture Ibou dafa nag fii ceinture bu mat sëkk bu manqué wul dara vamos Mao ñu dem du ko bàyyi bis ko à droite Ibou dafa résister mu indi ko à gauche Ibou dafa résister mais Ibou indi bu ngeen indi à gauche tamit daf ci boole tànk ba Ibou dafa résister donc yóbbu na ko ndajoor Ibou dafa résister mu yóbbu ko càmmoñ Ibou dafa résister ñu dem Mao ba tey mu ko senti de c'est fini donc fii nag booy xoolaat très gis ne rek gis nga lamb bu njëkk ni mu meloon de gis nga gauche droite gauche droite droite gauche gauche droite dërëj mu pédale ay tànkam wadd xàccaat droite Ibou dafa ñëw mu intercepté ko ceinture ko c'était vraiment calculé tubaab yoon mu def fii bien fait tubaab sànni à gauche sànni à droite waaw delloo si ko beneen sens ba ànd ak moom ànd ak moom ànd ak moom boobu lamb amoon na saako nag waaye amuloon ndeysaan xool Cissé yàlla ko yàlla yërëm ku sonoon ci tubaab joor la ku ànd ak ci tubaab joor lu nekk moo nekkoon encadré moo nekkoon ménager moo nekkoon lépp xool ko fu mu nekkoon ma ngoon ca ginnaaw saako ya boobu saako amul ay fil la ñu takk ci ginnaaw def benn saako délimité boo daanee sax nit ñi ne ñëw ak mbër ma nga daanu yëpp song la nappaaje la xool ma nappaaje bi def fi Ibou dafa nappaaje dañuy dugg ci biir gars yi vamos Mao joggate ko dal ci kawam tubaab yooyu yéeg ci kawam xool gars yi daw arbitre bi mënuñ ci dara yéeg ci kawam. Mado noo gisee jël bi. waaw ni ma ko gisee rek tubaar fakàlla képp koo xamante ne nag Fama xam nga ki nga xamante ne moom moo di Ibou Ndafa saa yuy bëreeg yow day bëgg di jàpp sa tànk waaye ki nga xamante ne nag moom moo di tubaabu joor bi paa nag daf ko xañ maanaam dem bëre boo gis rek il faut nit ki di am technique ci sa technique yooyu nag ci ngay mun a njuuy sa partenaire ba rukkum daje bi bu amee yëf yi day xaw a jafe dégg leen ko de xanaa ñëw nga ci rukkum daje xanaa neex donc on en profite pour souhaiter de bonnes vacances à tonton Tafa di ko wax nag na ci profiter bu baax a baax parce que bu ñëwaatee dafa war a indi lu bees takk ci l'Oeil du Tigre donc on te souhaite de bonnes vacances là-bas ñu daal di jàll ci suñu spot publicitaire ñu jël si waat léegi jëfal bu baax a baax suñu partenaires yooyu nga xamante ni ñoo gën sur le marché ku ci mel ni banque Bicic ñëpp moom la ñu mànkoo tàmm ko parce que daf lay gunge daf lay jàppale du la bàyyi dong nga fay denc sa xaalis baa nga koy retiré que am noo ciy def daf lay gunge ci say projet daf lay jàppale ba nga réaliser say projet ba ñu mën a atu bu baax a baax kookoy banque Bicic moom la ñëpp taamu mbëri daal en tout cas mooy fa seen coffre fort man nag Fama damay ñëw ci ki nga xamante ne nag moom moo di waa Poste Cash ba tax na nag dañ naan xale carte gab waaye ñu nit yaayi carte gab kenn jaaxleetul ndax ndey ju doon tukki fi mu ne nii di nga jaaxal xaalis ba nga bàyyi ca kër ga ndëgëm jeex na waaye léegi nag ñun saa su ne bu ñuy dem dañuy duy ci li nga xamante ne moom moo di sunu carte visa yile ba mu fees ba nga xamante ne bu ñu demee kenn du jaaxle kon na carte yaa ngi nii junni dong nga di ko wecceekoo def ci loolu la neex te sa benn njaboot du tum ranke utiliser instant bi di ko doxantoo Paris xam ngeen ni foofu mooy ville shopping donc
instant bi moom neen dafa yor kartam rek fu mu dugg rek daal di fay daal di retirer nu mu ko neexee def ay transaction nu mu ko neexee yónnee waa Sénégal dara du ko ci dikk donc international la carte bi fépp lay dem foo dem rek mën nga ko yóbbaale def ci say transaction ñu daal di jàll ci jonge nga xamante ni ñun moo ñuy jàppale ci suñu biir waañ ñun moom moo ñuy dooleel ñun mooy tax ñu am fit donc jonge am na bu dooree am na aussi bu tomate da ngeen di daal di doxantu fépp foo leen dem sur le marché di ngeen ko fa mën a am effectivement Fama comme ni nga ko waxee daal bi jógee xewee ba tey kenn sonnatul. léegi ñu daal di jàll ci taaru lamb nag Ajaratu Mimi Touré moom moo ñu ko ñaan nañ ko may dellusiwaat léegi. soxna Fama kon nag yaa ñuy may aussi taaru lamb. Ajaratu Mimi Touré mbay naa la li nga xamante ni moom mooy taaru lamb j'espère que gis nga xale yu jigéen yi ni ñu raffiné gis nga xale yu jigéen ni ñu amee élégance gis nga ni ñuy doxantoo ci biir lamb bi noo leen di trouvé Mado. effectivement Fama xam nga folklore bi nekk ci lamb dafa nekk lenn loo xamante ne dafa rëy waaye ci biir boobu nag dafa am li nga xamante ne moom moo di beauté culturelle ba tax na nag ku ci nekk buy dem day fagaru wane boppam génnee li nga xamante ne moom moo di xeetu baax yu ñu am mu bokk nag ci suñu daaru dëkk ci suñu taaru dëkk ñu koy wax nag taaru lamb am na solo torop ci lamb Fama. léegi nag ñu fas yéene jàll ci suñu zapping di rubrique boo xamante ne da ngeen ko bëgg da ngeen ko taamu parce que dañuy daal di doxantu ci télévision yi yëpp nag daal di jël li nga xamante ni moom mooy buzz daal di jël li nga xamante ni moom mooy ces gi daal den koy tegal ci suñu lamb ba tonton Mbaye Fall rek moo ko may Ajaratu Mimi Touré nañ ko seetaan. ndeysaan. waaw kon sën Mbaye Fall yow yaa ñuy may suñu zapping. diggante Bismi Ndoye ak Auguste arbitre bi sifflé na Auguste bi ngi jiital tànku càmmoñ Bismi Ndoye jiital tànku ndeyjoor Bismi sànni na benn gauche Auguste door na Bismi takk na ko ñaari bëri jàppante nañu si wër moo door noonu
Junior daw na song daje nañu ñoom ñaar ñaari mbir jàppante nañu Junior tey na ngemb Junior tey na ngemb Junior jël na Boy Thiam Ouais, voilà. Juste le bras avant maintenant, il est côté. Il y a un knockdown sur le bras avant. Bien sûr, c'est maintenant Marquez. Retournement du flageon dans le 5e. Sur le direct de l'Uruguay, il est venu buter. Marquez maintenant, knockdown. Auguste Rasuna si door na léegi gis bi door na Auguste dooraat na Auguste gi door gauche Auguste gi rokos Auguste gi rokos mais door yu metti la door ba waaw dugal na hypercute tàng jër ñu tàng jër waa ji da ko jàpp na sufurle waaw Boy Sarr Boy Niang attention delante ñoom ñaar Boy Sarr daan na ko Boy Sarr daan na ko attention Gambien Baye Paul fekk na ko Gambien tegal na ko chaise Baye Paul bañ na waay lay la la attention Baye Paul dafa jàpp combat bu neex Xoyaan tooñ na nenam ñaari mbari cartouche door na Xoyaan jël na ko 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 Cobra bañ na Xoyaan daan na Cobra préparé sa békaay physiquement waaw physiquement ma koy plaqué Boy Seye Sa Thiès Boy Seye tegal na ko Thiès Sa Thiès bañ na Boy Seye koy bot Sa Thiès bañ na Boy Seye Sa Thiès daan na ko Sa Thiès daan na ko Ce combat est en train de dépasser l'entendement. Oh là 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 là. Ensemble, il peut y avoir un knockdown en simultané. Mais où vont-ils chercher ces ressources? On est au 5e. C'est hallucinant. Accélération de Pacquiao dans le coin, il reste 25 secondes. L'un des deux va s'étouffer. C'est une pluie de coups qui s'abat. parce que prévoir na ko waaw xam na ni ki da koy song xam nga dafa yore tempérament kan dëmbul waaw yore tempérament attention gis nga dëkk mu dem ba caw gis nga li ma la wax li mu bëgg yëpp mooy dina ko daan na ko expérience daan na ko Auguste bañ na bis bi ndoy fàtt na ko Auguste bañ na waaw bañ na bis baa ngi jàpp fàttaat na ko warul yóbbu na ko bis bi ndoy daan na ko taxabal ba Marqué dans la là. Attention, il est KO. Il est KO. la ñuy del siwaat fii muy bésu Adja Xaar Mbay ma jaaga Boy Niang mem na songoo nañu congam kaw ñoom ñaar Boy Niang ak Sos songoo nañu Sos ak Boy Niang songoo nañu ñoom ñaar congam kaw songoo nañu congam kaw ñoom ñaar Sos teq na ko Sos daan na Boy Niang lu xew Sos daan na Boy Niang lu xew mi ngi noonu Malick ngeen seen door taxaw seen diggante ay Malick xoolal xale yi la la pression monte mi ngi noonu l'adrénaline monte Malick ñaa ngi noonu les cardiaques n'ont plus de place les émotifs abstenez-vous de regarder ce combat bien sûr le coup de sifflet est parti mercredi 1er mai 2013 attention ñoom ñaar xeex nañu door na ko Malick
ko daan Malick Niang daan na Sa Thiès jël bu rëy la ilaha illallah. nee naa leen tonton Tafa daf leen dencal ay jël yu dul jeex dañ leen di may deuxième jël bi kii nag guy gi la ak Zarko ñoom ñoo daje laalante nañ ko seetaan. waa sëñ Tafa Gueye kon yaa ñuy may benn jël. guy gi à ses débuts Zarko à ses débuts ndax loo gis dafa am commencement yi ay guy gi xool guy gi tànka mi ni mel suuragul mais nag ay c'est de belles athlètes seen muscle yi gis nga ni mel bien tracé bien dessiné xool Zarko ni mu écarté tànk yi dafa bari c'est trop guy gi seen wàllu ndeyjoor ak téere yu bari yi macha allah Zarko seen wàllu càmmuñ ñoom ñaar ñu gisal tànku càmmuñ tolloo nag nekk ay nattangoo vamos maaw ñu dem ñii leetoo bu timide Zarko écarté bi rafet yaatu na bari na ñuy wàcc côté di yëkkat sa morom wàcc jàppante ay loxo Zarko sànni crochet droit guy gi jege si ko rek guy gi nag lii dafa bokk ci ay forum jàppante ci kaw di peesente di lijjanti les actions naka lay aboutir li muy lijjanti yëpp nag mooy fexe ba dugal loxo yi Zarko di yóotu guy gi tiim ko di intercepté ñoom ñaar actuellement ñu ngi seetante fan la ñuy trouver faille pour daan sa vamos maaw ñu dem Zarko jëm ci côté droite ba côté droite kii mais loxo duggagul ba léegi Zarko jàpp na ci gañe yi waaye jàpp bi est-ce que jafewul guy gi commencé dóor Zarko di xaru ci ngemb li guy gi nag léegi jàpp na ñaari loxo maaw ba mat sëkk maaw fii guy gi dugal na loxo ndeyjooram dugal loxo càmmoñam moom le roi de simpi guy gi nga gis ne kon Zarko actuellement mi ngi ci xiili mii na ndax fi guy gi jàpp ci ñaari gañe yi mi ngi koy gêné mu rocc loxoom pour dóor pour guy gi bàyyi fi mu jàppoon mais est-ce que guy gi dina bàyyi loolu moo ngi desee leer vamos maaw ñu dem guy gi yëkkati ko mu rëcc wala léegi nag nga gis ne fii kon après Zarko dafa dugal la ñaan caxabal vamos maaw caxabal bi caxabal kenke mais maaw fii lan moo tax nag caxabal bi mënu ko réussir loolu la jar a wax moom mooy caxabal dañ ko taamu di ko def ci suufu tànk la cheville caxabal bu nekkee fii waa gi du rëcc mais bu nekkee fii jëm kaw diggante genou bi jëm ci kaw waa ji mën na rëcc mais bu nekkee ci suuf nag moom élan bi dafay daal di jeex moo tax Zarko fu mu caxabal moo baaxul moo tax moo guy gi ñu ànd rek ñoom ñaar di kenke te loxo yi gis nga ba ni mu koy cëppeele guy gi fa mu ko jàpp bàyyi ko ba léegi nag ba léegi mi ngi ko téye rek fu mu ko téye moom guy gi ndax c'est le roi du simpi bu xasee dugal ñaar loxoom moom simpi donc lañ leen bëgg a def mais fii nag action bi nga xamante ne moom la Zarko def dafa rafet daf ko kale ci tànk ba ànd ak moom di ko biite pour ñu dem gis nga ñoom ñaar ñëpp dem nañu mais da ngay gis ne kon guy gi loxo ba mu téye ca ngemb la fee moo tax chute amul mais normalement dans la logique des choses su guy gi téewul woon fii kon guy gi dafay daanu waaye guy gi nag bàyyiwul fu mu téye ba tey jël oom bi sukk ko nga xool ne kon fii nag Zarko pratiquement booy xool oom bi di ko dale ci mole ba ci suuf laal na suuf waaye ba tey chute amu fi rek nañ jóg bëre babas maa ñu dem ñu jógaat ñu ngay bëre bay tëdd ñoom ñaar ndeysaan xool seen oom mi ñoom ñaar ñëpp bëree ba tëdd complètement mais nag dafa jar a fàttali ne bu doon jamono yi lañ nekk nag kon tey jii coow day bëri ci làmb ji parce que boo xoolee Zarko liñ naan benn côté fees bi tegu na ci suuf benn côté flanc bi tegu na ci suuf waaye ba tey ñu ngi ci feu d'action guy gi ba léegi ñaar loxo am mooy te ngemb kii di Zarko vamos ñu dem awo guy gi rocc ci dóor c'est agressif c'est méchant et attention c'est des jeunes roofoo ku ne roof sa morom ñaar loxo avantage guy gi moo jàpp ñaar loxo voilà léegi guy gi dugal na bopp ne léegi percer sur les aisselles dafa am solo trop bopp guy gi dugg ci pokotaanu fekkee nga xamante ne moom mooy Zarko mooy indi affaire bi yëpp jàpp na ñaari ngem bi dugal bopp bi pour yéen nag foog ko dugal bopp donc guy gi wàcc na dugal na bopp bi vamos ñu dem yëkkati mu rëcc mais comme xas na ko yëkkati daf ko daal di bagan ànd ak moom la daan ko jël bu set wecc moom guy gi bu amul benn werante mais Mado
noo gisee ñaar ñii. lenn daal li ma ci jàngat Fama c'est très simple maanaam gëm sa bopp moo tax parce que booy xoolaat léegi morphologie mbër yi nga xamante ne ci seen digg doole fi ñu toll ku mel ni Zarko ku mel ni Guy gi tubaar fakal la alors que avant ni ñuy tuutee woon mais gëm seen bopp moo tax ñu egsi fii tey ba tax na ñoom itam ñu ngi leen di ñaanal bon vent fi ñu jàpp foofu la ndax gëm naa ni lii ñëw aussi moom mooy dàq famuse. léegi nag ñu daal di jàll ci tuus xam ngeen ni làmb mënta am ba jeex te amuñu ay xeetu baax yu baax amuñu ay xeetu chorégraphie yu baax yoo xamante ni dañ koy daal di def ci biir Mimi nag ñi mu ñaan ñett la ñaan na ki nga xamante ni moom mooy Yékini ñaan na Siteu ñaan na Balla Gaye 2 nañ ko xool daal di dellusiwaat léegi c'est bon Aliou. voilà. léegi jëlal benn rek. kii nag di tuusu Siteu. kii nag mooy tuusu Balla Gaye 2. Balla Gaye 2. tuusu Yékini. champion tuusu Yékini joueur enfin Yékini génn.
vraiment ñi mu ñaan riche na ñi mu ñaan seen bàkk rafet na daayis na. lii mooy wane nag xameelam ci li nga xamante ne moom moo di làmb ndax dafa tànn ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo di kàngam yi. ku mel ni Yékini ku mel ni Siteu moom itam nga xamante ne dafa mën a indi harmonie mën a fecc bu rafet waaye ki nga xamante ne moom moo di Balla Gaye waaye xam nga li ci neex Fama maanaam moom moo di chorégraphie bu dikkee rek da ngay xam ne discipline ñëw na donc parce que da ngay xool noo koy gérer noo koy tegee kon nag jaaraama li nga xamante ne moom moo di suñu mbër yi le tey chorégraphie am na solo. léegi nag dama lay daal di may ji nga xamante ni ñoom ñooy réaliser chorégraphie boobu ki nga xamante ni moom mooy Ndeye Gueye ak groupe am ñoom ñoo koy fecc ba mu nice ba nit ñi bëgg di ko apprécier ki nga xamante ni moom moo koy tëgg nag di Pape Makumba lañ leen déglu daal di dellusiwaat. waaw man maa ngi tudd yaa Awa Gueye ñu naan ma Ndeye Gueye. banlieue bi ay nit yu baax ñoo fi nekk ay nit yu am xel mais loo leen boolewul aussi dañuy toog duñu dem mais franchement Mbaye Fall idée bi nga am bu dugal affaire bi ci banlieue bi non nañ dem di nga gisal sa bopp. mais grand yow artiste nga yow Mbaye Fall yàgg nga ci làmb te dund nga làmb te man rek gisoo ma làmb ci mën nga mujjee gis tëggatu làmb. waaw Pape Makumba waaw kooku mooy tëggal suñu frère Mouhamed Ndaw Tyson moom dafa mën a tëgg doomu Pikine la noonu rek lay mën a mel moom dafa mën a tëgg. sama tur benn góor rek la am waaw muy Boga Aziz Dabala sama frère la maa ko ci boole parce que man waaw moom lu may def rek dama koy jëli indi ko te xoolu ci xaalis xoolu ci dara. waaw loolu dama si kontaan parce que tamit nit amoo lu dul sa mbokk waaw te ndey ñoo bokk ndey ak baay mu jiital ma si liggéeyam ma nekk manager am plus ñu bokk ndey ak baay kon defe naa ne su sumbee dara war naa si mën a bokk ak moom ba mu jeex. Boga waaw damaa jantal rafet. dafa nekk affaire boo xam ne affaire cuune parce que mënoon nga ne non yow ñi nga xam si ay tëggkat bari na mais yow bien faire nga bëgg liggéey boo xam ne amul tricher liggéey boo xam ne liggéey bu set wicc. parce que ay jigéen di fecc ay bàkk def ay chorégraphe ñaari góor rek nekk ci loolu dafa nice moo tax bi nga ma ko waxee ma xalaatuma ci sax lu bari dama ko wax ñi ma kiyal rek mais guddi gu ma tëddee nag maa ngi ci xalaat loolu lan laa ci war a indiwaat innovation bu bees. fecc suufu géej bi waa moo gën a metti parce que suuf bi toujours dafay tooy boo fa dee fecc daf lay téye mais bu fekkente ni du suufu géej beneen suuf ci mbedd yi nii programme non du ñu déranger parce que ñun fecc suñu deret la nekk. parce que Lady Tigre àddina bépp koy seetaan kon warul am benn faay loolu moom doon naa ko xalaat bu baax te en plus woo naa xale yi la veille man leen dimbal leen ma ngir yàlla bu mu am benn faay. bi ma gisee mu xiin dama ni affaire yàqu na mais heureusement yàlla defoon defe naa benn bàkk moo ñu dese woon muy bàkk guy gi far yàlla def ñoom ñu tenir ko dóor ko avant affaire yi di taw ndax presque bi muy taw bi ndox mi di sotteeku sax fekk ñu ngi dóor bàkk guy gi. non nice vraiment spectacle bi nice te boo ko seetaanee di nga xam ne nice moo tax man la am na benn jour bi nga may woo ngeen ma dama bëgg ngeen répété man la grand mbay jarul répété ngeen ma ankay jar na répété man la ankay boo naa ma kay li ma lay wax nii ngeen ma noo ankay Pape il faut ngeen répété man la noo nit xëy na li muy def su ko mënee te donn ko te jàng ko te xam ko aajawul répété. waaw parce que dama bëgg loxo yi bu àndee ñun ñëpp ñu ànd def nii tànk bi bu àndee ñun ñëpp ñu ànd def nii parce que daf ci am ñoo xamante ne xam naa mbooloo mu bari mi taxawoon moo leen xawoon kii moo tax ma doon waxee noonu quoi. tey làmb kër goo dugg soo ne xóob si mootu ñu song la wala ñu mboot la kon donc suñu cosaan la ñun ñoo ko moom kon bu kenn ne maa ko moom. parce que li nekk ci biir moo bari boo nekkul doom buur géwél rek doo ko xam. tuus bi ci waaw bi ci gënoon a metti mooy banati la sax. tuusu bàcc seeraas bi que man traité wu ma ci woon attention. waaw bu bàcc seeraas bi moo ci gënoon je sais pas parce que xam nga comprendre ma ko woon man bu baax mais après laa koy comprendre parce que bi ma jiitalee Nabou Leye ci kanam moo tax ma jiital ko ci kanam dem ci ginnaaw pour mën ko xool. naaru sokaas bi. pourquoi naaru sokaas. parce que naaru sokaas bi presque chorégraphie man maa ko monté. yow balaa ngaa ñëw sax ma toggal la leneen ci hiver bi nga toog di xaar balaa ñuy proposer leneen Lady Tigre fekk na liggéeyal naa leen leneen ci hiver bi toog di xaar. kontaan parce que tamit keroog dama am fierté trop si li mu liggéey xam naa ni ki ma am ki may liggéeyal muy suma sœur sama xel dal na si moom. ku nekk rek ak bàkk bi nga gën a maintenir que bu ñu yeggee foofu noonu yow yaay diriger yow la ñuy bàyyi nga doxal
parce que ku nekk am na lu la yàlla may. waaw maa ngi lay gërëm yow di gërëm ñi ñu doon équipe bi ñu doon liggéeyandool ñëpp di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg di nuyu ñëpp nuyu waa Fidjmich waa Guédiawaye waa Pikine sama mbokku séeréer yi waa Xordoba waa Torino waa Njàmbur ñëpp maa ngi leen nuyu fépp fu waay nekk di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg ci barke Seydina Mohamed. léegi nag ñu daal di jàll ci le jeu de l'été miin ngeen ko seen yëf la da ngeen di toog sax seen kër di ci jouer di xool kan moo gën a am culture seen biir kër Mimi nag tànn na ñi nga xamante ni miin na seen bëre xam na leen bu baax a baax comme ku ci mel ni Manga 2 moom ba mu doon bëreeg tubaabu Dior comme ku ci mel ni Assurance ba mu doon bëreeg Ambulance comme ku ci mel ni Auguste ba mu doon bëreeg Boy Naar donc ak comme ku ci mel ni Moussa Dioum ba mu doon bëreeg Tonnerre dañ ko xool dellusiwaat léegi amateurs yi téléspectateurs yi kon man maa leen may Manga 2 contre Toubabou Dior. kon téléspectateurs yi ak amateurs yi maa leen may Assurance contre Ambulance. kon ci bi yoon nag maa leen ci may Auguste contre Boy Naar. quatrième bi nag mooy Moussa Dioum contre Tonnerre. mu nekk nag lenn loo xamante ne dafa am solo trop li nga xamante ne nag moom moo di tebbi xob ba tax na saa su ne bu ñu eggee ci loolu nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy invité ñoom nañ koy jagleel ñu tebbi seeni ay xob ba tax na nag moom fu mu génn baax na trop Fama. nooy na de bu baax. léegi ñu daal di jàll ci dopage alors dañuy daal di jàll ci allo docteur ñu daal di déglu Adjaratou Mimi Touré lan la wax ci dopage ban conseil ban message lay lancé jeunes yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir arène bi. waaw dopage moom suñu expliquer téléspectateurs yi mooy nga jëli ay garab bëgg a yokk sa doole kooku dañ ko gis ci sport yëpp ñu ngi génn ci championnat mondial d'athlétisme yi gis ngeen ne foofa dañu am discipline ci wàllu dopage balaa ngaa commencé dañ lay seet ci sa saw wala ci sa deret seet ndax amul dara loo lekk ndax aussi sport la tudd. foog ngeen bokk li ngeen di def compétition. waaw moo tax bu fekkee ne yow da nga jëli ay garab que la jëlul ay garab kooku dootul sport te li ñu war a xam aussi ci dopage mooy lu dangereux la maanaam luy lore la man yàlla def na ma yàggoon États-Unis di suivre sport foofu
sport def na fa dopage def na fa loraange yu bare ndax la ngay jël day provoquer ay crise cardiaque ay yu demee noonu xëy na boo koy jël nekk xale da ngay jàpp ne dina la may nga mën a gagner ca la ngay wut waaye yaa ngay lor sa bopp ci wàllu santé donc dafa am aussi dimension santé publique du rek pour que ñëpp compétir ci même niveau bi mais dafa am aussi conséquences yu am solo ci wërgu yaramu nit ki donc kooku aussi dañu ko war a fexe daal ba mu bañ fee law waaw kooku moom du habitude bu baax bu nu war a copier. Mado li mi wax fort na. effectivement day wane ne rek personne emblématique la ba tax na wax bii rek la mën a wax képp koo xamante ne da nga fonk li di sport boo ci dugalee xeetu maanaam ay dopage ak yooyu di nga sànq sa bopp yàq sa àdduna. te doo yàgg ci arène bi effectivement donc nag dañ koy jaajëfal bu baax ndax Mimi nii rek la mën a waxee loolooy jëmmam loolooy xalaatam te loolu mooy Mimi aussi kon nag mbëri bàyyi leen dopage. Mado pour ma wax la que Mimi Touré gis ngeen ni xam-xamam gën a màcc ci sport. ku cultivé la. c'est une vraie dame de fer. effectivement c'est une dame emblématique comme ni nga ko waxee woon tout à l'heure est-ce que xam nga luy sumo. effectivement xam naa bu baax li nga xamante ne moom moo di sumo ndax dama cee bokk tax léeg-léeg sax dama cee xaw a gis sama bopp. dama ko ñemewul woon wax daal mooy ñi nga xamante ni mooy xeetu sport yooyu ñuy def noonu te xaw a toll ni moom. boobu ñu ay yëf rek tubaar fakal la dayeguma nag ñu ñoom waaye bettuma ci Fama ngi mais sumo nag dafa nekk leen loo xamante ne dafa am solo. te daf ñuy fàttali tuuti li nga xamante ne moom moo di suñu bëri amaana sax peut-être suñu xeetu ngemb xaw naa wuti waaye suñu ay yëf maanaam ay sànni xorom ay xeetu baax yi xew Sénégal ci loolu laa doon ñëw nag parce que Mimi Touré daf ci wax lu am solo nañ ko déglu daal di dellusiwaat léegi ci plateau bi ñu dem xool mais soxna si comme def nga athlétisme def nga judo def nga sport yu bëri tey suñ la doon laaj làmb ban sport la ko mën a méngaleel si am mbay man su ma ci xalaatee sumo la may gën a fàttali. ah pourquoi. sumo mooy làmbu japonais boo koy fàttali dañu bëri sax lu nu nuróole ba ci ngembali arène bi boo seetloo ci sumo yi sumotori yi noonu lañ leen tudde bu ñuy dugg si xorom bi ñu leen di sotti ak mbiru aada yi ci am daf may fàttali làmb ndax ñoom dañu boole culture ak seen sport national mu niroog sunu bos ni ma waxee ne dañuy bàkku wane sunuy way ñoom it côté boobu am nañ ci ba noppi nag ñoom dañoo yëkkati seen sport national boobu ba ca kaw donc mën ngaa yore sa tradition yor sa sport national ba noppi nag doon première puissance technologique donc loolu war nañ ko xam ne nekk ci modernité bi yore sa ay voilà téléphone ak say télé ñoom ñoo koy defar di ñu ko jaay terewul seen aada ñu téye ko bu baax seen sport boobu sumo tori yi mooy mbër yi bu nuy dox ci tali bi dañuy wàcc sax bàyyi leen dañ leen jox respect bu mag a mag a mag kooku nag aussi ci fonk sa cosaan ci la bokk ni nu waree sa fonke sunu sportu cosaan bi nga xam ne mooy làmb. comme ni ñu ko waxee L'Oeil du Tigre tout le temps dañuy tànn ay personnes d'exception tout le temps dañuy tànn ñoo xamante ni macha allah dañuy référence fii ci suñu réew donc ki nga xamante ni moom la ñu invité woon tey muy Adjaratou Mimi Touré gis ngeen ay connaissance am ci sport gis ngeen ay connaissance am ci lépp te gis ngeen message am day dal bu baax a baax léegi nag moom wax dëgg fa yàlla xaritam kon crise yi mooy ko xaritam boo xamante ni da ko fonk koo xamante ni macha allah man ci gàttal buñ ko gënee fonk buñ ko gënee bëgg buñ ko gënee miin gën a naw stylam moo tax bokk na bu baax ci li nga xamante ne moom moo di plan de communication xam nga maanaam booy dem ci arène da ngay soxla kenn koo xamante ne wala bàkk boo xamante ne da lay topp moom nag fan si yeeg yooyu daawoon nañ ko wax waaye bi ko Kouthia bàkkee naan Mimi ngi ñëw Mimi ngi ñëw Mimi ci la yëf fi gënee jolli daal amaana Fama alors léegi nag dafa bëgg Kouthia may ko benn lépp may ko lu neex nañ ko déglu del si waat léegi waaw Kouthia yow yaa nuy wax nag ban may nga ñuy may. man nag damay ñëw pour waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom la seen xel nekk ci làmb ji décret bi nag moom la président ministre de la république président moo jël ndogal bi jox ko ministre bi nga xam ne moo yor sport ministre des sports
moo signé article bi jox ko Alioune Sarr mu daal di koy sécuriser ñu daal di koy jox Sénéra bi nga xam ne mooy séntu télévision yi ñu daal di koy accordé ñu daal di koy jox ñi nga xam ne moom mooy jaaykatu antenne yi nekk ci pàkku làmbaay yi nekk Dakar di juróom-ñaari pàkk làmbaay yi te ñuy jaay télé ak antenne ñoom tamit daal di signé ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci stade yi di jaay gerte ak lépp loo xam ne dafa wër ci làmb ñoom tamit signé nañu réparé katu télé yi ñoom tamit signé nañu ñi nga xam ne ñooy toog seen kër di seetaan émission yi laaj nañ leen ñoom tamit signé nañu xanaa ba tey yéen a ngi laaj décret bi ñu signé ci lan la jëm ba tey jeexul ñi nga xam ne nag ñoo yor émission yi nekk ci làmb Sénégal ñoom ñépp ànd nañu signé léegi nag li ñu signé nii nga xam ne moom laa fas yéene wax ñiy seetaan mooy jàppale ne gouvernement bi génn na ndogal jox ko ci loxo ministre des sports mu jox ko Alioune Sarr jox ko Sénéra mooy saytu télé yi ñu jox ko bopp koo xam ne directeur programme nga ci télé yi nee nañu désormais mardi à partir de 21h décret bi wàcc na te du caaxaan te duñu dellu ginnaaw xam naa lii dina am ñu mu neex am ñu mu naqari waaye na ngeen ma déglu te xam ne wax ju am solo laay wax bés que ni tey mardi à partir de 21h télévision yi nekk ci àdduna bi ak Sénégal yi permettre ñu benn télévision tàkk lu dul l'Œil du Tigre ñu koy seetaan ba mu jeex neex seetaan naqari seetaan yebal nañu ay ndaw yu dugg ci kër yi di saytu ndax loolu ñu ngi koy def ku ko deful amande bu rëy dina ci fekk amande bi du looy génne di ko joxe déedéet mbëree ñëw sa kër fëgg la dóor la mbàkkum biir tëq la yenu la bu fekkee mbër ba ca boppam kër mbokkam la dal dañuy woo police bi nga xam ne mooy police de télévision de surveillance ñu daal di génne lii may waaj a génne kuñ ko wan waxtu bi bu jotee da nga taal sa télé mbaa may génn ci télé bi rek daal di la koy fugg Ajaratu Mimi Touré maa xam du tax nga ñaan Kouthia maa xam du tax nga bëgg Kouthia maye la ndax franchement day dàq stress franchement Kouthia day naatal xol day dox ci sa esprit quoi ba nga mën a nekk ci beneen level alors loolu moo nekkoon maye ak Kouthia léegi nag ñu daal di jàll ci kii kan la internet yi duñu lassé wu di leen remercier duñu lassé wu di leen waxal lu baax parce que lépp yéen la yéen yéen a yendu ci page Facebook yi yéen yéen a ci participer ba ñu njëkkee wane photo bi yéen yéen a njëkk a manko yéen ñëpp ngeen daal di tontu ki nga xamante ne moo ci làqatu nañu xool image bi del siwaat léegi léegi nag ñu daal di découvrir ndoo ensemble kan moo laaxatu ci ginnaaw photo boobu xam ngeen ko voilà Mado photo bi yaa ngi ma doon wax sànq moom di gën a bëgg ci photo mi effectivement parce que franchement day refléter la beauté africaine elle est raffinée et elle est super jolie ak ginnaaw lu ñu doon wax aussi cette dame de fer waaye xoolal le sourire qu'elle incarne saa su ne foo tase ak moom lan ngay njëkk a gis moom moo di sourire bi donc c'est une photo vraiment que man j'adore personnellement maanaam daal gàcce ngalaama rek kii daal yokkute rek moom laa yokk ba yëg ko alors yéen ñi nga xamante ni yéen ci doxantu ci page Facebook bi wax naa leen on se lassera jamais de vous dire merci on se lassera jamais de remercier leen bu baax a baax ci li nga xamante ne moom ngeen di doxantu ci page bi di ko fa bind alors Bisik nag daf ciy jàpp Bisik nee na à chaque fois 10 premières personnes yi daf leen di jox li nga xamante ni mooy bon d'ouverture de compte ci banque bi ndax ñu ñëw denc fa seen xaalis ñu mën di leen lebal di leen di gunge ba réalisation wu seeni projet ba pare am nañ pack yu bees comme bu ci mel ni Tawfekh am na pack yu bëri yoo xamante ni dañ koy proposer Sénégalais yi pour ñuy gën a mën a ñëw ci banque bi seen banque la yéen a ko tax a jóg aussi alors ñu daal di jàll ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo participer ñoom ñoo def seeni commentaires
waaw alors ki nga xamante ni moom moo njëkk Mado moom mooy Coquelin wala Coquelin moom loolu la bind Coquelin Julien Ngam moom nee na Fama Thioune ki Aminata Touré la ki ci topp nag Fama mi ngi tudd Adam Bébé Niang moom nag li mu bind c'est très simple nee na kii Mimi Touré la xaritu Kouthia ki ci topp tudd Baye Cheikh moom nee na kii xaritu Kouthia la Mimi Touré waaw ki nga xamante ne moom moo ci topp nag Fama du kenn ku dul Mame Sambay Sall nee na kii Mimi Touré la ki nga xamante ni moom moo ci topp mu ngi tudd Néné Sarr alors nee na kii Mimi Touré la kay Abdoulaye Niang moom li mu ci wax lu leer la nee na pour moi c'est madame Mimi. alors loolu moo nekkoon seen participation ci suñu page Facebook L'Oeil du Tigre gën leen fa doxantu gën leen a aimé page bi ñun ñu ngi fi pour yéen te dinañ ko waxaat ci émission bi ci mardi bu jot alors di leen jaajëfal lii lañ leen proposé woon ci émission L'Oeil du Tigre ki ñu ci invité woon nag di Adjaratou Mimi Touré di ko jaajëfal bu baax pour disponibilité am di ko remercier parce que yombul moom dafa occupé macha allah dafa busy waaye consacré wu nañu un peu de temps tonton Mbaye Fall doxantu woon fa na defal ko interview bu neex mu adorable bu bëgg dee macha allah accueillir ñu ci jàmm ak sourire ak vraiment avec beaucoup de joie lañ ko dalalee fii ci plateau L'Oeil du Tigre. effectivement Fama comme ni nga ko waxee rek et puis elle a permis à nos téléspectateurs de la TFM ñu retrouver beneen facette ci moom tubaarkalla ndax ku ko xam peut-être ci droiture ak lenn loo xamante ne sérieux waaye wane na nag xam-xamam ci li nga xamante ne moom moo di làmb di wax ne rek sport du góor du jigéen képp koo xamante ne intéressé na war nga ci mën a gis sa bopp Fama kon nag di la joxaat daje xam naa ci beneen L'Oeil du Tigre ci beneen yoon peut-être ci benn fànn waaye di remercier nag saa su ne ñi nga xamante ne moom nañuy àndal ku mel ni la tendance couture kooku nag moom moo di waa Kër Xaadim ñu leen di jaajëfal bu baax nekk ci HLM ak ki nga xamante ne nag moom moo di Aïcha Debbo moom itam ñu ngi koy remercier bu baax alors man may jaajëfal ki nga xamante ni moom mooy Dija Création bokkut ak sama mag Dija Dabo kooku mooy Dija Design kii nag mooy Dija Création moom moo jaar ci tenue bi alors moom mu ngi nekkee Parcelles Assainies juste tout près de pharmacie Golf la nekkee alors moom di ngeen mën a am numéro téléphone am ci kanam ndax ngeen mën a dem tendance yi génne nañ jigéen ko gis ci mode tabaski bi nga xam ne moom la leen di préparer fii ci TFM ngeen mën a gis sañse yi ni ñu rafetee ngeen teel a mën a dem yóbbu seen ñaw ñu ñawal leen ñu rafet di foon sama mag Dija Dabo bu baax a baax di remercier Ndaykan Thiouna bu waa Institut de Beauté Fama Thioune ñoom ñu ngi nekk Sacré-Cœur ñoom ñooy jaar ci bopp yi dem doxantu leen fa ñu defal leen ay création yu rafet ci seen i bopp ci fête bi donc ñu tàggoo ma chérie di leen souhaiter une excellente soirée di leen jox rendez-vous inchallah la semaine prochaine ci yeneen i feem ci yeneen i sensations dans L'Oeil du Tigre. Bye.